saa su la ngeen di am yu am solo yi bàyyi ko fii ci Rafah TV ak Rafah TV ñëppay dañ ak réer. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث وصلى الله على حبيبنا وطبيبنا وشفيعنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأخيار المتقين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين mbokk yi ñu ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp giidal ci nuyoo bi ki woote jotaay mi maam Cheikh Mbacke président AES ak sunu nijaay ji baax ji toog Imam Mbaye Niang ak bu xam yu toog yëpp ñu ngi leen nuyu di leen ziare. xam naa kon rapidement pour introduire ñaari thèmes yi ci des ci lu gàtt rek dañuy wax ni borom bi subhaanahu wa taala bi bindee doomu aadama mi mbindaa fon moo xam lu mu ko defal ko kenn defal na ko loxo buy jëf boo ne woon mbaam mi xel loxo may ma ci kaas mënu ko làmma ñuy wax xel muy xalaat jëmm ju taxaw yooyu yëpp bu ko defalee tàggatal ko lépp daa am lu mu ko sant mooy lan mooy mu taxqiq xilaafatullahi ala ardi moo loolu mooy lan mooy ñett defar nit defar am pénc mu saf sàpp yàlla waaye développé àddina bi borom bi subhaanahu wa taala yooyu yëmu ca waaye dafa tànn ay nit ñu baax ñu sellal leen muy ay yonante sant leen ñu dimbali nit kooku bu ñu xoolee xarakatu tawxid maanaam le mouvement prophétique ci juróomi étape la jaar étape bu njëkk bi mooy marxalatul misaaq al fitri yi commencé ci Adama mi ngi dund ci fitra ci ak mbaax ba ci marxalatul Nuux commencé ci marxal al xujjati risaliya ba ak yéefar commencé naa law yàlla yónni ay yoon joxe leen lettre bu ànd ak awlay ku wedd alku wa maa kunna muadibina xatta nabaasa rasula ñu dem ba ci Ibrahim mais marxalatu an nubuwa al qaida ndax Ibrahima moo mat xelum doomu aadama jële ko ci jaamu ay bant ñi dem ci jaamu ay biddiw dem jaamu weer dem ci jaamu li gën a màgg ci alamu shahada mooy sams bu dugg dem na ci alamu jaamu kenn ko subhanahu wa taala ba ci état bu nag almarhalatu an nubuwati al aqila yonente goo xam ne ñu ko tabax ci kaw xel muy nubuwa sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lépp ci xel la même miracle li miracle coranique ci xel la tegu mooy xam-xam iqra da ngay jàng comprendre daal di gindeeku yonente bi nag am yonenteem ci xel la tegu moo tax mu samp daara commencé liggéey di liggéey daara yi commencé ca Tashkand fa ñu sunu Imaam Bukhari yi ba ca Poitiers ci France daara yi alxuraan ñooy civilisé adduna bi ñoo fi andi mbaax ville de Rente bind ci xasul xadaara nee na Europe bu ñu jotee ci la philosophie grecque nañ ko sant ndonga daara yi ndax ñoom ñoo ko jëlee ci ñoo ko traduire jëlee ko ci grec yi andi ko ci arabe ñoom ñu mën a jot mu des benn étape nag mooy marxalatu alwirasa summa awrasna alkitaaba alladi nastafayna min ibadina yàlla nee na ndonga daara yi laa ko dénk ndonga daara yooyu nag mu jàng alxuraan karim pour ñu mën a réussir mission boobu nga xam ne mission bu sacré la yan matukaay yan jumtukaay yan melokaan yi moom ñoom war a nekk ci ñoom moom la ñu suñu mbokk mii di waxtaan muy imam Adama Seck barab bi ñuy jàngee jumtukaay yi ñu jëfandikoo nan lañ koy dëppaleeg jamono moderniser ko moom la ñu kilifa gu baax gi di professeur Babacar Samb di waxtaane kon xam naa dañuy njëkk a jox professeur Babacar Samb moom waxtaane ci nan la ñuy moderniser jumtukaay yi nga xamante bi ni moom la ndongo daara bi di mën a liggéeyee ba liggéeyam gën a mën a gaaw gën a mën a baax gën a mën a sell gën a mën a tegu ci yoon wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin tafaddal ya cheikh rahmatullahi taala wa barakaatu. ñoo ngi nuyu ñu fi teew ñëpp kenn ku nekk turam ak santam di beral nuyoo ñu yàlla jaarale ci seen sabab daje tey bi te mooy waa AIS di beral nuyoo ki ko jiite muy maam Cheikh Mbacke Awa Ba maam Cheikh Mbacke Xaadim Awa Ba di sant bu baax a baax ci boole gi ñu boole jataay bi wax dëgg yàlla maa ngi koy wax biig ci guddi rek di ko tooñ ma ni ko suñu secrétaire général bu ministère dafa daan tooñ naa ma Babacar les daara actuellement sont au cœur du système éducatif sénégalais mais yow yaakaar naa ne tey jii yow yëkkati nga daara yi au cœur de la République du Sénégal yaakaar naa ne képp kuy xool presse bi tey ak fan yii ñu génn xam nga ni daara saf na ci sap te opinion publique yaakaar natukaay la kon ñoo ngi lay sant la gërëm maam Cheikh di ñaan yàlla barkeel liggéey bi
di beral nuyoo nag suñu kilifa yi ñu fekk yëpp mooy kilifa diine yi kenn ku nekk ñu lay wàcce sa wàccu yaay waay ak suñu magi daara yi fi nekk xam naa ni dina ma tiis lool ma toog fii jàkkaarloog imam Mbaye Niang te tatalagalu ma ko félicité ko parce que liggéey bi ñu nekk ci ministère di ko def yaakaar naa ni lim ci liggéey néew na ko ci liggéey ci biir Sénégal kon imam jërëjëf ci taxawaay bi ñoo ngi lay wàcc sa wàccuwaay di beral nuyoo tam suñu mbokk suñu xarit muy Mame Gor Diouf di secrétaire général ministère de la femme muy nekk ku yàgg xeex ci daara yi du toog ñaari fan ñett te woowuma te wax dëgg yàlla amul temps parce que en tant que secrétaire général du ministère nekk deuxième personnalité du ministère yaakaar naa ni amoo jot ba léegi mi ngi toog jàpp njàmburam am na ñoo xam te ne nii bëgguma détaillé yàlla na yàlla busal ci wax baaxul di nuyu itam suñu xarit bi ñu dendal ci liggéey bi muy Adama Seck ak imam Xaali yàgg nañoo bokk di liggéey di ba kenn ku nekk ñoo ngi lay nuyu la wàcc sa wàccuwaay xam naa ni du ma am temps pour développer li ma bind mais comme que yàlla dogal na ñun thème biñ ñu santoon ci inspection des daara maam Cheikh dafa wax nañ ko bind envoyé leen ko bind naa ko envoyé leen ko li benn copie la yaakaar naa ni ñoom dañ ko jox képp ko bëgg ñoo ngi ko tuddee woon modernisation des daara force faiblesse limite et opportunité dañuy def am na benn glissement bu am parce que dañuy wax projet modernisation daara mais en réalité c'est la politique de modernisation des daara force faiblesse limite et opportunité ma tënk ko ci point yi xam naa ni kayit dama koy joxaat incha allah maam Cheikh mi ngi nii mais dama xam ni waxtu mayul ñu lire ko wala ñu développer ko mais dañ ko tënk ci tomb yi ñëw Serigne Diop Mokhtar bu njëkk mooy ñu wax leeral lan la état bi jublu ci modernisation des daara beneen tomb bi ma wax ci contexte ak justification asiyaq wal mubarrirat point bi ci topp ci la abordé li ñuy wax la vision de l'état par rapport à la modernisation daara état bi nan la gisee loolu ñuy wax modernisation des daara tomb bi ci topp mooy ahdaf al stratégie li ñuy wax les objectifs stratégiques de la politique de modernisation des daara point bi ci topp mooy al injazat abral aliyat mooy réalisation yi état bi def ci modernisation des daara mooy point bi 6e point bi 7e point bi mooy ci la accès nag ci li ñuy wax thème bi en tant que tel li ñu proposé woon mooy niqaatu daaf wal quwa wal ixfaqaat wal furas al mutaaxa maanaam force limite wala faiblesse ak opportunité yi am ci liggéey boobu ñu def pour commencer loolu damay wax ni dama koy tënk rek yaakaar naa ne point yi mi ngi ci document bi di ngeen ko am yëpp incha allah damay wax ni modernisation des daara juddoowul ci këru ëttu état mu daan wax ci texte ba bi nu en arabe lam taati masala taxdir al madaris al quraniya min ruxmi dawla wa innama hiya ijtihadatu ashxaas min xiriji al madaris al quraniya hum allazina badaw hadihi tajruba du état toog ni nga muy modernise daara yi état dafa toog gis ni en tant que institution moom la jàngal doomi réew gàllu ci loosam maanaam jàngal waa réew mi loolu état moom la war moo tax même suñu constitution article numéro 8 dafa wax ni état la a l'obligation d'éduquer l'ensemble des fils du pays kon jàngale mi ngi mel ni sécurité ci état moo ko gàddul waa réew ma bi état bi gisee ni daara wala njàngum alxuraan càkkutéef la ci société bi mu gis ay nit ñu ci def ay jéego mu ne naka laay def pour jàppale leen moo tax booy xool état bi muy sanc li mu tuddee inspection des daara fekk na daara moderne yi fi xas ci réew mi commencé bari pour wal na ni maanaam état jugul ni damay modernise daara dafa gis ni daara am njàng la moo xam te ni ñu baree bari ci Sénégal dañ koo bëggal seen bopp mu ne kon wareef la ci man ma jéem leen jàppale accompagner leen loolu mooy li tax état bi dugg ci modernisation daara beneen bi tam mooy dafa am ñaari mbir yoo xam te ni pousse na état pour mu dugg ci daara mooy état dafa bokk ci communauté internationale jël ay engagement ci ni réew mu nekk da nga war a jàngal sa waa réew ñu wax éducation pour tous yaakaar naa képp kuy xool documents yi nga gis ODD 4
di nga xam li mu signifie mooy état Sénégal dafa bokk ci état yi àdduna bi engagé wu ni war nañoo jàngal seen doomi réew. maa ngi wax barki démb rek ci benn ndaje bu ñu amoon man leen ODD yi war nañ koo leeral sénégalais ba ñu xam ko may joxe misaal ci ni sang ba sallallahu alayhi wa sallam ba muy wax ni xel fekke woon ca ibnu Judaan mu ne bu ma ci woowatoon ci biir islam ma dem wuy ji laqad shahidu bi daar ibnu Judaana xilfan law duitu ilayhi fi l islaami la ajabtu parce que la ko tënkoon ay objectifs yu noble la ay xalaat yu leer la man loolu daanaka moom lay misaale ODD yi ak convention internationale te di ñaar di wax ci wàllu jàngale mooy lan mooy communauté internationale dañuy jàpp ni war nañoo àndandoo xeex ba ignorance jóge fi al jahl war nañoo xeex ba al faqr jóge fi war nañoo xeex ba injustice jóge ci àdduna bi maanaam yooyu ci gàttal mooy tënk ODD yi mooy tënk yenn convention te dafa jëm ci wàllu jàng ak jàngale moo tax ñu ne réew mu ci gën a deltu ginnaaw say ndimbal wàññeeku kon damay wax ni engagement yi Sénégal jël sur le plan international pousse na ko ci mu xalaat ci ni war na jàppale daara yi beneen bi mooy ay càkkutéef war réew mi la yaakaar naa ne temps bi du ko mayee mais képp kuy fàttaliku états généraux de l'éducation et de la formation 81 yaakaar naa ni doléance ak revendication yi ñu defoon yi ci gën a ëpp solo mooy nañu duggal njàngum diine ci biir école publique sénégalais yaakaar naa temps bi du mayee ñu rappeler processus bi système scolaire sénégalais yu jaar mais ku ne xam na ni assises yi mujj li ñu doon liggéey li ci ëpp solo mooy ñu fexe ba école bi dootul nekk école française mais école sénégalaise doon école sénégalaise yaakaar naa ni états généraux yi 81 ñoo sàkk woon ñu dugal diine ci école yi assise de papa ñoo sàkk woon ñu moderniser daara yi tabax franco arabe yi assises yu mujj yii moom ñoo sàkk woon pour ñu développer institutionnaliser l'enseignement religieux ci conseil présidentiel bu 2016 président jëlaat beneen recommandation forte pour que ñu fexe ba institutionnaliser l'enseignement religieux et la modernisation daara mais li ci ëpp solo mooy ñu fexe ba élever ko au niveau des politiques publiques ñu fexe ba institutionnaliser ko loolu yaakaar naa ne processus moom tamit dafay temps bi du may ñu développer ko mais damay wax ni yëpp dafa gàllu ci ndoddu état ngir mu jàppale daara loolu tamit dafay fekk si beneen option bu am solo boo xam te ni état bi jël na ko mooy li mu tuddee diversification de l'offre éducative mooy ginnaaw doomu réew mi yëpp a war a jàng te ñëpp bëgguñu benn njaxeetu njàngin bi fu ñu jaar ñu tanwiya fu ñu jaar ñu diversifier offre éducative loolu mooy li tax franco arabe yi juddu mooy li tax daara moderne yi juddu fexe ba bépp sénégalais nga jàng parce que ci constitution bi léegi dañ ciy def obligation scolaire de 10 ans ci suñu loi yi sa loi d'orientation dañ ci dugal léegi nii képp bépp doomu Sénégal da nga war a jàng mais nag njàng mi kenn du ci gàk kenn ku nekk nañ ko bàyyi li mu bëgg a jàng mu jàng ko l'essentiel mooy profil de sortie bi mu nekk rek loo xam te ni dañ ci déggoo mooy nekk un bon citoyen koo xam te ne mën ngaa jëriñ sa réew am nga njëriñ société bi ngay dund loolu mooy profil de sortie bi mais li ëpp solo mooy lan moo di ni ci option boobu ci diversification offre éducative boobu daanaka yaakaar naa ni mooy di dëppook Sénégal li tax li ma ci joxe firnde rek moo di ni maa ngi fàttaliku ci Magal Touba 2010 am na benn panel bu am solo bu ñu def ci guddi gi ñu tuddee ko quelle offre éducative pour Touba quelle offre éducative pour Touba wala quel système éducatif pour Touba ah ca maa ngi fàttaliku offre yi ñu fa présenté xam naa ba léegi ñu ko présenté mooy parce que l'offre classique l'enseignement classique l'ancien IA bu jural Omar Ndiaye moo ko présenté woon deuxième offre bi Moussa Fall suñu xarit bi nekk Iran actuellement moo ko présenté woon les franco-arabes troisième offre bi Serigne Mbacke Abdourahmane moo ko présenté woon mooy daara moderne mais la ñuy doon ci conclusion yi mooy wane ni daara moderne mooy offre bi dëppook sénégalais yi li ëpp sénégalais yi bokk lan mooy daara moderne mooy fexe ba xale bi mokkal téere bi yàlla subhanahu wa ta'ala fexe ba jumtuwaay yi ñuy am pour ñu songu jamono ngir développer nga fexe ba bu nekk ci yow parce que ñun même booy xool ci projet de loi bi ak ci concept daara moderne mooy tënk modernisation daara dañuy wax ni daara mooy lépp bépp place boo xam te nii dañ fay jàngale téere bi yàlla bi ngir mokkal ko ak xam-xame diina yi ak di fa am yaru d'islam bu dëgër ñett yooyu ñooy tënk daara de manière générale ci concept bi béréb bu ñuy jànge alxuraan di ko mokkal am fa yaru diine boole kook di fa jàng xam-xami diine yi ñu ne pour wane lan mooy daara moderne ñu ne daara moderne mooy bépp béréb boo xam te nii li ñu waxoon ma nga fa maanaam mokkal alxuraan
jàng diine am yar bu baax ba pare nag ñu dugal fa jumtukaay yu bees yi li ñuy wax les compétences modernes kon yaakaar naa ni offre boobu sénégalais boo waxal ñaare bu dee ab jullit ñaare bañu ko mooy bi mu bëgg kenn ku nekk boo sañoon sa doom mokkal téere yàlla bi kenn ku nekk boo sañoon sa doom am yaru diine kenn ku nekk boo sañoon sa doom am jumtukaay yu mu song jamono wabtaxi fi ma ataaka allahu daara al axira wala tansa nasibaka min ad-dunya damay wax ni li boroom xam-xam yi di wax ni islam ñaare daawul yar zal bu'dil wahid al islam la yar bi zal bu'dil wahid moo tax suñu boroom xam daan ko wax ni ijtahid ala kulli ilmin tastarixu bihi wala taishan bi ilmin wahidin kasala annaxlu lamma jana min kulli fakihatin xawaalana aljawharayni shama wal asala ashuhdu nuurun mudiun yustadaau bihi alchamu nuurun mudiun yustadaau bihi wa shuhdu yashfi lana al asqaam wala ilala maanaam xam-xam dafa yaatu lépp loo ci mën a am njariñ la àdduna ak àllaaxira fexeel ba yéene jokkalal mu nekk yéene bu sell fexeel ba nga jëf ko ci anam yu sell ba nga xam te ni ëllëg na nekk njariñ ci yow ak ci àdduna bi ak ci sa société moo tax ma ni xeet xam-xam yooyu constitué daara moderne loolu la état bi jéem mais li ma bëgg a wax foofu rek temps baa ngi jeex ñu ne ma mooy état bi mu fekkee ay doomi Sénégal ay sëriñ daara ak i intellectuel islamique ñu taxaw di jéem a moderniser daara yi état bi jàppale leen teewul état bi musul tëju def dara bañ nañ ko dañoo approche participative inclusive yaakaar naa ne ñi fi toog yëpp daan yëg ni inspection daara yi liggéey xam nañ ni amul benn document ci modernisation des daara amul benn activité bu ñuy def lu dul dañuy woote xëy na nag ndar dajul suuf daanu dajul suuf mais li wóor boor mooy ñi fi nekk ñëpp ci taabal ji ak ñi ma gis ci salle bi ñëpp ñu yàgg seetlu ci liggéey bi ñu def xam nañ ni liggéey boobu diis na diisaay boo xam te ni xeeb nañ ci suñu bopp ministère bi xeeb na ci boobu lu muy def dafay woote yaakaar naa ne maam Gora ngi toog je parle sous son contrôle imam Mbaye ngi toog imam Xaale ngi toog amul benn ndaje bu ñu mus a def ngir wax ci loolu ñu sëq ak Sénégal yëpp lu dul dañuy woote ñëpp toog ñu àndandoo ci seen xalaat ma ni projet boobu wala politique boobu di modernisation daara bi ko état bi yëkkatee daf ko tënk ci ñetti jën yu mag a mag a mag Diop maa ngi yàkkam di waxtaan ak doon ñetti jëm yi moo di wax axe stratégique bi ci njëkk mooy programme pédagogique bi programme bi curriculum daara moderne moo ko tënk ñu tëral ko ci anam boo xamante ni xale bi ci juróomi at ci lay tàmbalee jàng mi bu am fukki at ak ñett gën gaa yàgg fekk mokkal alxuraan fekk xam na yi mu mënta ñàkk xam ci wàllu diine fekk am na compétence yi nga xamante ni moroom yi nekk ci école classique daf koy am loolu la ñu tënk ci curriculum daara moderne curriculum boobu testé nañ ko woo ci borom xam-xam yi ñu validé ko bi ñu paree ñu ngi koy waajee def mise en œuvre mooy li ministre doon wax sànq incha allahu taala dañu bëgg a démarrer ci 2020 bi pour commencer mise en œuvre vraiment programme boobu. deuxième pàcc bi mooy li ñu tuddee cadre juridique yaakaar naa ñi fi wax lépp wax nañ ko moo di ni état mënul intervenir ci domaine wala secteur bu ñu organisé wul. état mënut a intervenir ci domaine wala secteur bu ñu organisé wul moo tax mu ne te ñu bari wax nañ ko fii yaakaar naa Jim wax na ko fii ñu bari bi ñuy wax dañuy wax ni état bi na jàppale daara yi état bi loolu la bëgg dafa bëgg a jàppale daara yi mais mun leen jàppale tant que amul charte exemple ma ciy joxe li may wax ni imam Mbaye xam na ko baax a baax yàgg na ko wax sax actuellement autorité du waqf bi nga xam ne état du Sénégal moo ko créé ngir liggéey ci li ñuy wax stratégie de pérennisation ngir bu projet yi jeexee état bi jël en charge lu jëm ci daara yi leen jàppale projet boobu ñoo ngi liggéey actuellement ci décret bi war a wane ni lu génne ci waqf boobu maanaam li ñu bëgg a def parce que am nañ benn projet waqf boobu te nii ñoo ngi ko bëgg a tabax fii ci école ancienne école bu Amadou Alassane Ndoye ak fii kii nekkoon STP curriculum terrain boobu état bee ko joxe architecte bi indi na plan bi mu war a nekk 16 étages mais dañu war a def ci wàllu yoonal la fay génne xaalis ba fay génne ci daara yi la jëm mais amaguñu texte bu wane un texte législatif pour ñu viser décret boobu ba léegi amaguñ ko maanaam li jëm ci daara yi kenn mu leen ko jox bu dul charte ancien ministre de l'éducation nationale Serigne Mbaye Thiam daan wax ni mën naa jël sama poos dimbali daara waaye poosu état mënuma ca jël jox daara lu mu jaar assemblée nationale te loolu charte moo koy maye kon cadre juridique bi li ñu ci bëgg mooy fexe ba daara yi organisé wu ñu xam kan mooy sëriñ daara
xaalis wax na ko léegi am na rax ci mbir yoo xam ne bokk ci dañ ko war a dindi wala ñu taxaw jàngat ko. kan mooy sëriñ daara kan mooy jàngal taalibe kan mooy taalibe lu ñuy jàng ci daara ku bëgg ubbi daara foo koy jaar yan kayit nga war a wut kiy génne daara naka la war a mel état bi buy dimbali daara ci fan la koy jaarale yooyu yaakaar naa moo ñu jox ay subvention parce que projet de loi bi am na 5 décrets d'application am te nii benn bi nga dem subvention prime ak appui loolu lépp nag état mënu koo def bu dul mu teg ko ci ay charte te loolu bi ñu koy liggéey yaakaar naa ni li sama xarit di wax du liggéeyu ministère liggéeyu sëriñ daara yi la moo tax ma yaakaar ni jar na bàyyi xel baax a baax ñu xam ni projet de loi bi du projet de l'état du projet loi bu état du Sénégal projet bi sëriñ daara yi ñoo ko tabaxal seen bopp dañoo toog ay jataay yu bëree bëri depuis 2016 ba 2017 ba 2018 article ci nekk bu ci nekk ñu waxtaan ba dëppoo ci bu ci sëriñ daara yi d'accordul ñu dindi ko sànni moo tax article yi wàññi ko ñu topp ko benn par benn ba li ci des ci ay décret ay article ñëpp dëppoo ci yaakaar naa ne moo wax ma ni la quasi-totalité des stations de mètres carrés yëpp dañ ci d'accord man maa ngi fàttaliku 2018 le 5 juin 2018 biñ ko mujjee gaaral premier ministre te président de la République moo ko waxoon ni ko damaa bëgg nga dem xoolal ma lu xew dañoo dikk ñu déglu présenter projet de loi ba pare bi ñu paree premier ministre jox kàddu ña fa teewoon ci ay kilifa diine ay association islamique ay sëriñ daara foofu tam jar na leeral bi ñu doon woote wax dëgg yàlla woowuñu woon ay daara mais dañoo woon ay association yi représenté borom daara yi loolu jar na leer la parce que am na benn mbokk bu ma ni ma daara jàmmal kan ma fa teewoon c'est-à-dire ma bëgg a leeral ci occasion bi nii bi ñu doon wootee ndaje yooyu woowuñu woon ay daara mais dañu woon mbootaay yi ëmb sëñ daara yi ñi ci gën a ràññiku la ñu woote woon yaakaar naa ni ñi ci ëpp ci ñoom bu dee 100 la ma ni 99% yëpp dañ cee d'accord bi ñu ci d'accord itam ci la premier si wax ca jataay ba mu ne gestu ni Maxime boobu maa ngi toog ci ginnaaw ministre mu ne Maxime dañ ko programmer demee conseil des ministres parce que man président waxoon demal xool lu xew mais li ma gis dal sama xel ngir wane ni ñun li ñuy liggéey ci ministère bi du ñooy tëju ci ay bureau di ko def mais dañuy woote bu ñu wootee ñu jox seen xalaat ñu boole capitaliser fexe ba améliorer ko génne ko pour liggéeyal daara yi loolu yaakaar naa ni ci mooy ñaareelu pàcc bi ñetteelu pàcc bi mooy nu ñuy fexe ba jàppale daara yi ci wàllu environnement physique bi ñu fex ko améliorer sëñ bi xam naa waxtu yu jeex na mais li may jeexal mooy nga may ma ko benn minute ma wax tuuti ci force yi waxoon parce que mooy lubbul mawdu dañu wax ni thème boobu maanaam politique de modernisation des daara am na ay force bu njëkk bi mooy la forte demande d'éducation coranique loolu mooy première force bi sénégalais ñoo bëgg daara ñoo koy laaj ñoo ko bëgg seen bopp beneen bi topp mooy la volonté manifeste de l'État d'accompagner la modernisation des daara mooy deuxième force bi léegi ma tëb ko dem ci des parce que comme que mun ma lii lépp bu dee ci limites yi bokk na ci lenteur yi am ci mise en œuvre bi procédures yi ci suñu partenaires yi procédures yi ci waxtaan yu yàgg yi parce que projet de loi par exemple 2010 ba léegi ñoo ngi waxtaan fukki at 2010 ba léegi ñoo waxtaan wi yemul ci projet de loi bi mais dem na ba ci décret yante nii kenn ba maam góor wax na ma ni ma c'est la première fois ay décret ñu koy partagé c'est la première fois dans l'histoire du Sénégal ay décret d'application ñu koy partagé di ko valider ngir bëgg rek lu yëpp am consensus bokk na ci faiblesse yooyu itam mooy état ba léegi amagul benn interlocuteur unique parce que station yi bari na te bu ki waxee lii tey bu ëllëgee ki wax lee ñaare loolu itam bokk na xam te ni dañu ko jàpp comme ay faiblesse l'absence de financement adéquat c'est-à-dire li ñu soxla ci xaalis te ça s'explique parce que tam état bi xaalisam bu koy dugal da koy dugal foo xam te ni ay charte tënk na ko mu leer loolu bokk na ci faiblesse yi ma tëb ko dem ci opportunité yi bi ma ciy tudd rek mooy daara yi état bi am nay partenaires yu ko jàppale loolu opportunité la danaa dégg imam muy wax ni am na partenaires yu bëgg jàppale Sénégal ci daara yi waaye dañoo jàpp ni bu amul loi ñi mu ñoo ñëw bu amul loi bu koy tëral ñi mu ci dugal seen loxo pour ci wàllu opportunité yi dama koy tënk jël ci ñaar rek ma ci ko wax mooy daara yi mi ngi màggaay bu rëy te sénégalais yi bëgg nañ ko yooyu bu ci nekk tënk naa ko ay
point yu leer la ci force faiblesse limites yi ak opportunité yi incha allah document bu ko bëgg mën ko laaj sëñ Xaadim maam Cheikh incha allah mu jox la ko. li may jeexale rek ci lay jeexale maa ngi jégalu baax a baax ci temps bi parce que li ñu préparé woon ëpp na lii mooy wane ni man li ma jàpp expérience may ma ko moo di ni Sénégalais yi bëgg nañu daara moderne bëgg nañu njàng Alxuraan bi développé te loolu yàlla subhaanahu wa taala moo ko garanti kenn mënu ci dara. inna nahnu nazzalna dikra wa inna lahu la xaafizun kenn mënu ci dara man li may jot ci ay chercheurs ñu ñëw jaax Sénégal la mu fa xew jamono ci ginnaaw dafa am benn recteur benn université bëgguma koo tudd bu nekk ci réewi arab yi mu ne dafa bëgg a ñëw Sénégal gëstu lu fi xew parce que dafa gis étudiants yi ku ñëw rek mokkal Alxuraan en 2017 ànd nag monsieur le ministre ñu visité ñaari daara fii ci Ndakaaru ñaari daara biir Dakar daara bu njëkk bi am na 1500 taalibe ñëpp nekk ci condition yu baax di jàng te kenn du celwaan kenn tilim taxu ci limu ñoo ngi liggéey bu rafet di mokk Alxuraan benn daara bi am na 1500 apprenants yoo xam te ne ñëpp ay jigéen lañu muy daara Adja Binte Thiaw ak daara Mouhamed Niang bu dëbbuun bu ñu génnee suñu la chef de cabinet dafa ne waa Sénégal te ñëw tëj daara te ñëw tëj école yi ubbi daara yi benn yoon secrétaire général ba ni ko ginnaaw moom la réew mi bëgg lu ñu ci man lii ñoo ko dund benn suba ci biir Ndakaaru te actuellement la dernière étude bi ñu def Sénégal ci daara yi biir Ndakaaru am nañ ci 1006 daara biir Ndakaaru loolu 2016 woon ba léegi te wóor na ma ne yokku na pour wane ni Sénégalais ñoo bëgg daara yaakaar naa ne état bi jot na mu jàppale leen waaye jàppale dafa laaj mu teg ko ci ay charte yu leer maa ngi jéggalu baax a baax. maa ngi ci 1500 ca Touba ak 127000 talibé. exactement moo tax bi ñu mujjee woote rek sélection daara yi ci paquet bi ñoo ngi bëggoon téeméer daara ñu am 1400 demandes ay daara actuellement ñoo ngi ci deuxième phase bi amagoon nañu 1089 demandes pour am ay di bëgg ay daara moderne ki dëggali sëñ bi wax ni fi mu nekk ni daara yaa ngi tasaaroo Sénégal ñëpp bëgg Alxuraan léegi nag problème bi des te ñu war koo gën a càmbar di ci woo ñëpp mooy naka la ñuy fexe ba daara moderne yi préserver cosaanu daara fexe ba ka fa génne nekk jullit bu mat jullit la ka daan génne daara démb di mat ak naka la ñuy fexe ba compétence yi mu am ci moderne fexe ba maanaam àdduna du ko raw àllaaxira du ko raw yaakaar naa loolu mooy la grande problématique bi nga xam te ni tey il faut que ñu liggéey ci fexe ba daara des di daara la mu safoon saf ko ka fay génne mel na mu daan mel ba pare nag jamono du ko raw yaakaar naa loolu mooy la grande problématique boo xam ñëpp lañ ci war a liggéey maa ngi jégalu baax a baax salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. saa su la ngeen di am yu am solo yi bàyyi ko fii ci Rafah TV ak Rafah TV ñëppay dañ ak réer